mbokk yi safoo di seetaan seen télé Sénégal live télé bi méngoog jamono ngeen ànd ak seen xarit seen doomu nday Serigne Dame Tall l'enfant chéri de la banlieue tey ma leen di présenté émission bu mag bii nga xam ne la ñuy wax artiste en direct ñi ngi jëm parcelle 22 ca mairie ba gis nga maa ngi fii ci parcelle 22 ci mairie bi war fee seet si artiste comédien bu mag bu ñuy wax Adam nag nekk ci tribunal de Rire gars yi xamee ko mu fay def lu mucc ayib moom ak Jean Michel sama xarit sama doomu nday boobu ak ñoom ñoko sax yeneen gars yëpp maa ngi leen di bëggee. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Adama Kane plus connu sous le nom d'Adam nekk waa ACPA ñu gën ñoo xam ci Rire Tribunal nekk fa metteur en scène. Je peux dire que j'ai débuté vers les années 1998 boobu j'avais 17 ans 18 ans boobu laa commencé théâtre di ko def ci benn ASC bu ñuy wax ASC Espoir à Pikine doon def théâtre navétane jóge fa ki ma yoroon bàyyi ma continué yor ASC bi comme metteur en scène jóge fa dem yor benn ASC bu ñuy wax Benja maanaam dama doon jaamu diggante Espoir ak Benja fa laa jàngee théâtre fa laa amee amour théâtral bi fa laa dem nag ba yàlla def ma tey li ma doon artiste bi ma doon mais Espoir laa commencé théâtre Pikine fii ma nekk ni tey di ACPA maa ngi ko rejoindre il y a de 6 à 7 ans sama benn xarit moo ma indi woon fii teg ma ci loxo Diallo Moussa Diallo ñuy dem ba ka fa nekkoon jël lii nga xam ne tey maa ko gère mi Serigne Diouf teg ko sama loxo moo waral tey ma nekk metteur en scène ACPA ñu gën a xam ci Rire Tribunal. Je peux dire que sama téléfilm bi ma njëkk a def Sénégal yëpp xam ma ci mooy Rire Tribunal mais en 2002 j'ai tourné benn documentaire bu tudd Ginnaaw Kër ak benn ñak ak benn Sénégalais bu tudd Alsane bu dëkk Ceddo mooy premier long métrage bi ma def ci côté cinéma mais téléfilm moom mën naa wax ne lépp lu ma ci nit xamee fii laa ko defee ci waa Rire Tribunal téléfilm bi ma gën a siiwee bi ma nit ñi xamee muy sama premier téléfilm ci àdduna mooy Rire Tribunal te maa ngi ci actuellement nag ci loolu laa nekk. bon à part comme ni ma ko waxee long métrage boobu mu defoon bon maanaam maa ngi ci benn structure bu ñuy wax Sen Cinéma il m'a appelé ci benn film bu tudd Les Sans-Abri yàlla def ma bokk ci acteurs yi ëpp solo ci bokk ci acteur principal yi ak samay élément ku mel ne As ñu jógee ba Dagana moom it bokk na ci donc maanaam mën naa wax ne daal maa ngi doog a débuté ci cinéma mu ci film bii ñuy waajal mi Les Sans-Abri. man nag j'ai l'habitude de dire que man du ma xool ci théâtre démb dinaa ci jàng mais ci yenn artistes yu bari du ma ci xool maanaam benn ni ñu ko waxee ni ko suñu njiit di waxee président aw ma idole man mooy sama idole waaye Rire Tribunal ñooy sama idole maanaam théâtre démb c'est vrai que mag ñi fi nekkoon am na lu ñu fi def am na fu ñu yem léegi ñun ci loolu la ñu xool pour eggali jéem a yem dem ëllëg bu ñuy dem am feneen fu ñu ko yóbbu ndax ñi fi nekkoon dafa am lu ñu ci liggéey ba ko fi teg ko fi ne fii la ñu yem donc ñun la nouvelle génération bi ñëw ñun ay jeunes bëgg nañ jële ko tey fi mu nekk surtout ñun waa ACPA yóbbu ko ci beneen niveau ëllëg ñii ñëwaat ne waa ACPA de fii la ñu yemale woon théâtre kon xaaral ñu jële ko fii yóbbu ko fee ci côté bu positif donc suñu rêve ñun mooy yóbbu théâtre bi fu ko suñu mag yi yóbbul woon maanaam mu raw ñoom fi ñu ko bàyyi woon. waaw xam nga nit ki moom jamono surtout Sénégal dañoo am habitude xewal ñun xewaluñ théâtre suñu métier la mais dafa toll jamono joo xam ne dama naan dafa xew ci ñenn ñi ndax léegi on peut plus reconnaître qui est le vrai artiste et qui l'est pas parce que ku jóg def théâtre mais théâtre da di métier boo xam ne du lu ñuy fowee théâtre da nga ko war a jàng mën ko def ko mais léegi téléfilm yi bon du ma tudd benn téléfilm mais da nga koy seetaan yow en tant qu'artiste yow mi jàng métier bi di am naqar parce que liñ ci war a def jeu d'acteur bi ñu ci war a def duñ koy def parce que jànguñu métier bi moo tax man génération bii nii man vraiment pour seetaan leen sax yenn film yi man du man du ñàkk pexe moo ma koy seetaan loo parce que dinaa ci seetaan boo ciy seet benn artiste de métier nga ciy gis ñi des ñëpp ñu baal ma ci wax ji ay mannequin lañ ay waykat ay ñoo xam ne amul lu ñu def gis théâtre bi am buntu rek ñu ne xaam dugg ci wala nit woo leen kaa ñu dem defi benn affaire ñu dugg ci mais théâtre métier bu ñuy jàngi la nañ jàngiwaat métier bi ñu jàng métier bi am na fi ay centre yoo xam ne ñu ngi fay jàngale théâtre am na ñoo xam ne ñu ngi jàngal théâtre du mën a ñëw leen fii ñu jàngal leen théâtre mais ñun le peu de connaissance ñu am ñu ngi koy partager ak ñi nga xam ne bëgg nañ ko
am na milieu ñu jàngee théâtre ku bëgg a jàng théâtre da nga koy jàngee mais je vois que léegi téléfilm moo emporté nit ñi ba jàngatuñu théâtre buñ jëlee ñu ko jàngul ana ñu ko jàng lu ñu def dañ leen di bàyyi ñu toog ak seen métier balaa may jëli ku ko jàngul jëli ku jàng nañ jox artiste seen wàll liñ moom nañ leen ko delloo ñun ñoo moom li ñu def nañ ñu ko delloo man je trouve mal que ku jàngul métier ñu lay jox ñu lay ci forcer est-ce que tu peux être un caméraman sans nga jàng caméra te léegi nit ñi li nga xamul mooy ce sont les téléspectateurs ñoo gën a xam théâtre ñu koy def dañuy seetaan di da ngay déglu sax léeg-léeg ay téléspectateurs ñoo xam duñu ay artistes di critiquer les artistes na artiste bi xamul dara kooku du artiste parce que jàng ko léegi ki ko xam toog mën ko boo ko fa bàyyi yaa ngi koy lor métier am kon nañ jëli ñi ko mën jëli ñi ko jàng ñoom moom métier bi est-ce que ñun ne ci kaw war a doxal métier bi ñu ngi koy doxal nit ñi ñu ngi jàng nit ñaa ngi jàng métier bi bu baax a baax a baax nit ñaa ngi def seen léegi ma est-ce que di nga toog un mois gisoo spectacle gisoo scène nit ñi ñu ngi koy def mais ñi ñu war a dimbali ñooñu dimbalewul en commençant par nos dirigeants suñuy président ñuy taxaw naan man maay président des artistes du Sénégal dem gis gouvernement subvention bi jóge état bi ñun jotuñu ko man dama koy dégg mais mosuma ko jot te dama yor association plus de 50 artistes artiste là sama métier artiste moo ci ne ñi fi toog nii yëpp ay artistes lañ mais da nga dégg mu ngi état bi jox nañu subvention pour te artistes yi ñan ñoo koy jot ci kaw kon il faut que ñi mën a ci kaw ñu raxasaat leen def fa ñu mën métier bi ñu ko moom pour ñu ci suuf gis seen bopp président Arco man artiste là mooy président des artistes comédiens du Sénégal est-ce que xam nañ ñaata artiste laa am fii est-ce que xam nañ ne ak PAM ngi existé kon est-ce que ñoom li leen war ñu ngi koy def xam nañ ñaata nombre de troupes ñoo ne Sénégal xamuñu ko parce que gëstuwuñ ci demal ci sport bi gars yi ñu ngi def lu ñu mën nawetaan ngay commencé école football yi am nañu reconnaître ñu ngi dem gars yi ñu ngi sant métier boo dem ci Sénégal gars yi ñu leen di reconnaître ñi leen jiite par exemple ñu ngi ci xar seen tànk tubay mais ñun suñuy njiit je le dis haut et fort seen bopp lañ fi nekkal ñun nag ak pa sukkandiwuñ ci kenn ñun bokkuñ benn arco nous avons notre association qui regroupe des troupes tey mu dem ba nekk benn troupe on s'est battu corps et âme xaaruñu kenn ba tey on fait partie des meilleurs artistes du Sénégal je le dis haut et fort kenn dimbalewuñu à part fii nga ñu fekk benn autorité lañ xam ñu notre maire moo ñu jàppale ndax tey ñu bëri ñu seen 2S gis salle boobu avant ñuy tourner foofu ñu doon tourner salle de délibération fii di ko filmer ak VM ak fay bi ñu amee idée du tribunal mais avant ñu ñëw Parcelles ñu ngi woon Cambérène mairie Dakar moo ñu joxoon foofu jox ñu salle vraiment ñuy répété boobu kenn xamuñu ñu ngi woon ci turu badd bi ñëwee na ba rejoindre Parcelles le maire moo ñu jox fii nga ñuy filmer tey fii la ñuy répété lu ñu am suñ première édition anniversaire bi passé lépp lu ci ne moom moo ko ci def ak yenn autorités yi yenn personne suñuy personne morale yi ñuy jàppale ak côté financier mais lépp lu ñuy def suba ba ngoon Moussa Sy bu ko yëgee def ñuy jàppale je suis pas un politicien man yàgguma Parcelles Pikine laa yoroo 7 ans 5 ans laa fi def xaw ma 7 ans mooy bi ma rejoindre le troupe mais Moussa Sy laa gis ci autorité en tant que maire muy jàppale tous les acteurs culturels ci commune bi déjà li koy wane mooy on a fii benn réseau bu ñuy wax RACPA réseau des acteurs culturels de Parcelles Assainies am na ay woykat am na ay plasticiens tout ce qui est art mu ngi ci mu leen di jàppale di leen dimbale ñun de vraiment benn autorité la nga xam ne moo ñu jàppale muy Moussa Sy moo ñu jox espace bu ñu amee programme moo ci dugal loxoom ba fu boobu ngay wax bi ñu ñëwee fii moo ñu jox espace logé ñenn ñi mais ñu jox ñu pujam bu mag jox ñu xaalis kon moom mu ñuy jàppale. Il y avait quelqu'un qui disait que avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays ñun ñoo war a xeexal suñu bopp fight ba liñ bëgg ñu nekk taxawaay dëkk bi neexul dëkk bi fi mu toll nii ñëpp a ngi kaas ñëpp a ngi yuux ku nekk sa raison la ndax Sénégal dafa bari nit ku ne ak sa raison mais man personnellement je sens que le pays va mal. boo demee ci les pays asiatiques dañuy am leen naqari lool takk seen morso yu xonq di liggéey ñun mën nañ am lu ñu naqari kaas ko on a ce droit on est des citoyens comme ñëpp mais n'empêche que surtout lu mel ni hôpital kooku grève am warul bañ a xëy ndax ay bakkan la yor ay bakkan je trouve trop mal nit ñi xeexee war nañ mën a am benn façon bu ñuy xeexee. nous sommes dans un pays boo xam ne mooy loolu fii ku ne ngi kaas ci côté bu ne tout le monde crie mais dama ne man en tant man bu ma doon médecin man wax dëgg yàlla lu ma mën a grève moo laat ñëw naa ko faj ndax bakkan la yor man loolu man la
ma leen di ñaan ñoom it bu ñu amee lu leen naqari nañ am na beneen façon bu ñu mën a xeexee mais nañuy xëy daal parce que am na ñu leen di yittewoo ñu leen di soxla ñoo xam ne mënuñu xaar journée boobu mën naa am ku leen fajul bés boobu ñu dee. li may wax daal mooy ñi nga xam ne duñ ay politiciens ay citoyens lañ comme ñun ku ci nekk am nga koo xam ne wóolu nga ko doy na la yaa ngi sa carte jël nga dem votel ko bañ a bokk ci xiiroo beeg ŋaayo bi te les sénégalais bu ñu fàtte mukk ne ñun nous sommes des sénégalais et suñu réew Sénégal la lépp lu ñu mën a def mu rafet nañ ko def mu rafet xiiroo beeg ŋaayoo beeg xëccoo lan yow on se bat pour benn poste benn président yow ma nekk nga nekk parti A ki nekk parti B ki nekk parti C ñuy xeex ba pare ne réew mi lañ bëgg a jot il faut qu'on donne le bon exemple nañu waxtaan man bëgg naa defar réew mi yow bëgg nga defar réew mi ki bëgg nga defar réew mi nañ xool ñu waxtaan même bu ñu àndul nañ trouver benn point commun boo xam ne bu ñu ci waxtaanee réew mi jëm kanam nañ njiit yi parti politique yi ñi leen jiite nañ waxtaan booloo nekk te booloo mooy doole nañu waxtaan ñun réew mi nous voulons un pays Sénégal moo soxla calme jamono ji. Adam daal moom ñun daal amuñu fayam ñun waa ACPA parce que vraiment boo xoolee mooy suñu metteur en scène mais vraiment bëggul kenn mer Adam da nga am sa programme ñëw wax ko mu ne la carrément man bu ma tàggu mais danga may yëgal rek ñun ñëpp ku ciy dem tournage ci beneen télé danga koy woo yëgal ko mu ne la nga dem wax dëgg sa yàlla Adam man moom aw ma fayam man Rokhaya aw ma fayu Adam. waaw xam nga ñun dèjà ay jullit lañ ay jullit te yàlla moo ne xeetam bi xeetu Muhammad ñu ko gën a mën a yokkee yokkee ko noonu man signaloo ma kenn benn signé ma it benn du ma tubaab nit ku ñuul laa samay doom baay bari nañ te doom ja baay sama papa maa ci gën a ñëw kon man c'est sûr que damay am ñetti jabar waaw dama koy am de incha allah waaw Yacine boobu exemple la ci Sénégal royukaay la d'après histoire bi nee nañ jëkkëram dafa waroon nekk dagu buur mais fallait mu am deret soxnaam mu dem ci aaw bi laaj ko mu bañ mu dem ci ñaareel bi laaj ko mu bañ mu dem ñetteel bi laaj ko mu bañ ñu ci Yacine boobu laaj ko avant mu koy tontu dafa jooy ne ko boo njëkkee woon ci man kon ñett ñi nga njëkkee duñ ko yëg sama deret rek nga soxla naa la ko jox fekk instant boobu noonu mi ngi am doom wasin bees ci la xëy nampal doom ji ba mu suur ne ko tey laa la fiy bàyyil wéy bu lay topp ba faw ci la nampal doom ji ba mu suur ci la dem joxe boppam ngir deretam mën a jëkkëram mën a am deret bi looloo ko fal te dem nañ ci àdduna ba doomam jooju noonu mu nampal moo dem ba wuutu baayam ce qui veut dire que ne ñun exemple bi ci tiré mooy jigéenu démb yooyu dafa raar jamono ji ñu toll ku jëkkëram par exemple loolu noonu muy man mi rek su ma ñëw wax ko sama soxna daf naa ma man ñëw ma fi pour dee kon donc ñun te ñooñu noonu ñoo jur tey ñooñu ñoo jur doom yu baax yi exemple ay yaay sëriñ maam Dia soxna maam Diarra ak ñu bare ñooñu tey tarbiyu seen borom kër moo leen may tey wéy bu dul fay ba faw mais ñaan nag jigéenu Sénégal yëpp nañ xoolaat suñu maam yi démb jéem a roy ci ñoom pour ëllëg ñoom ñu am tamit doom yi ñuy dégg nañ gëmaat suñu bopp yow jigéen ñi nga xam ne am na góor yoo xam ne bëgg feeñ mu nangu nañ def lu ne liggéey lu benn troupe liggéeyul ba fi empreinte boo xam ne du dañ ëllëg ba keroog ñuy am 100 ans wala ñu génn àdduna wala suñu sët fekk dañ ne ah seen maam yi newoon ACPA ñoo fi bàyyi lii. avoir la passion de l'art muy culture bu ñu boole art bi wala muy théâtre gëm sa bopp am fulla am fayda ci yoon mooy bëgg li ngay def laajuñ kenn xaalis te ba ñu jàngal métier bi laajuñ xaalis laajuñ kenn nga rafet wala nga ñaaw xam nga lu ñu soxla gëmal li ngay respecter salle bi. li tax ma koy jël c'est pas sa façon de xaw ma Arco ni ñu koy diriger parce que man fréquenté Arco lu bari mais dama xam Leyti ci jamono yi may def théâtre nawetaan Assane Traoré nekk sama kilifa di gaañu Leyti ma gis ko ni mu doon def ci théâtre ci ay xumbal passion boobu mu am ngëm-ngëm boobu mu am ci théâtre Leyti xamul lu ko benn métier bu dul théâtre tey mu ngi ciy théâtre donc ci ngëm-ngëmam rek ci ngëm-ngëmam ak fonk li muy def soo ma tegoon ñett ñooñu dama ko jëpp sama ko xam
ñeen ñi mënu ma wax ci ñoom dara. Adam dañ koy ñaan loo xam ne lu mu bëgg ci aar bi moom moo ko xam yàlla na ko suñu borom defaral di ko ñaanal gudd fan ak wér loo xamante ni moom artiste bi daal tey da ngay gis artiste boo xamante ni bëggul sax Adam mer Adam bëggul benn artiste bu mer bëggu ko Adam moo nekk suñu metteur en scène boo xamante ni ba ma ko xamee parce que 5 ans mi ngi nii manque Adam ñu ngi liggéey 5 ans man Adam mosu ñoo coow mosu ñoo xuloo musuma wax lu ma naqari musuma koo dégg kon Adam dama koy ñaan gudd fan ak wér. waaw sama théâtre nawetaan mooy li ma lay wax rek en 98 je sais pas j'avais 17 ans xaw ma j'avais 16 ans je crois 16 ans 17 ans ci laa jël meilleure révélation artiste Dakar yëpp ak l'ASC Espoir ci laa jël zonal sama première année dem départemental waa Kakalam ñoo ma gagné ba 2004 2005 ci laa géré yor troupe bu ñuy wax ASC Espoir am naa 4 zonal 3 départemental te musuma am régional ma bàyyi toog naa 2 ans 3 ans am defuma théâtre ci la rejoindre troupe bi mais ak Espoir am naa 4 zonal 3 départemental yow mii ma jàkkaar lool yaakaar naa ci lañ xamante bokk naa ci ñi leen njëkk a tiim ngay répété Raba Fall même chose Wally donc y a beaucoup d'artistes yoo xam ne jaar nañ sama loxo am na loo xam ne boo ko waxee sax ñu bëri duñ ko kii mais tey ki nekk ci dina ma neex comment il s'appelle encore Daaro mën naa la woon photom boo xam ne su ma la ko woon dox boobu mu ngi ñëw suñu troupe di répété théâtre nekk ku tuuti boobu siiwul te ba tey sax du ma ko wax mu nekk école CM Fadilou Diop bi ñu doon répété xam nga bu baax li ma lay wax yéen ngeen nekk ceddo te mën naa xam may bàyyi ci nawetaan yi yéen ci ngeen ñëw bokk naa ci artiste bi la njëkk a tiim na la fils gëmal sa bopp da ngay dem bokk naa ci donc ba naa ne Pikine artistes yu bari yàlla def na te damay am mbégte su ma seeyaanee dikkoon gis commissaire bi toog Omar bu ceddo Omar maa ko ñu ko wax nooy doxee scène ci théâtre donc loolu sant yàlla la bu baax a baax donc ñu bari jaar nañ fi benn jour mu am jot lim tur yëpp mais dañ lay woon ba tey bëgg la rek mais théâtre nawetaan moom fa laa jaar xëy na lu bari lu ma xam ci scène fa laa ko xamee ku ci mel ne Doudou Mbaye moom ma njëkk a initié après Assane Traoré eggali ak man donc ñooñu mën naan ñooy li ma jàngal théâtre ñooñu la nawetaan nag papat la ci théâtre xam nga baax li ma lay wax tey boo seeyaanee ku jaar nawetaan ak ku jaarul nawetaan di nga xam ne léegi mi ma lay wax nii fa la jaar Assane Traoré mi lay wax fa la jaar donc théâtre nawetaan bokk na ci liy defar mbër mi ndax di nga xam nooy doxee ci scène nooy waxee nooy jouer donc ça va beaucoup da lay dimbale daal donc mën naa daal j'ai 4 trophées zonal 3 départemental ci théâtre nawetaan. waaw baax na di remercier bu baax a baax ma répété waat sama nijaay ji nga xam ne yàlla na ko yàlla xaaree àjjana te yéexi ñu muy sama nijaay mu Diop Ndiaye mi nga xam ne tey moom mu njëkk a téye sama loxo ne ma kaayam bool ak Doudou Mbaye yaa ngi dégg donc maa ngi koy remercier bu baax di remercier Doudou Mbaye bu rajo Oxygène di remercier Assane Traoré tam nekk mairie Thiaroye Juddee Kaw mooy sama kilifa ci théâtre donc ñooñu ñoo bokk nañ ci ñi ma jàppale ñooñu daal bokk nañ ci ñi ma gën a jàppale bu loolu weesoo di remercier bu baax a baax waa ACPA ndax man bawoon naa théâtre mais tey su ma demee ba amaat passion bi am bëgg-bëgg ba tey ba toll fi ma toll théâtre ñoom la di remercier bu baax 12 ans bu Arco Pikine ndax moo téye sama loxo teg ko ci Moussa Diallo mais xam nga tamit mënumaa remercier ñooñu ñëpp te mënuma remercier di bàyyi ñi may liggéeyal bi sama waa troupe association bi président Oxygène c'est lui le président ñooñu ay kilifa yi ay Ada Amar ay Maguette Diop Serigne Diouf Jean Michel ñoom dama leen di gërëm Tafa Seck te ñoo ma ubbil ñoo ma yaatal ba tey li yëpp am mais nag mënumaa gërëm fàtte ñii sama ginnaaw plus particulièrement Maana Diop mi nga xam ne sama loxo la jaar Fat Faye sama doom bopp damay jël Fat Faye rek jigéen ñëpp ma teg ci loxoom gërëm gi jël góor ñi jël lépp teg ko ci Ilimine ndax maa ngi ñoom dootuñu ay artiste ak metteur en scène papa la ak doom frère ak sœur oncle neveu maam ak sëtam donc voilà di remercier sama waa troupe yëpp confiance bi ñu am ci man léeg-léeg ma saaga léeg-léeg ma yuuxu léeg-léeg ma gëdd léeg-léeg ma mer mais dañ ma koy nangul ku ma ci wax loolu naqari sax bu ma ñibbee nga woo ma téléphone boo gisee na ma tudd Fat Faye ñëpp dañ ne sama doom la lu mel man la moo tax ma tudd ko moo tax ma jël nuyu jigéen yëpp remerciement jigéen yëpp teg ko ci loxoom Ilimine c'est sama
sama waay la ay Alassane ay El Hadj ñooñu mënu ma leen fay El Hadj maa tax ma def théâtre te tey bokk na ci ñi gën a xarañ ci salle bi Omar Sarr di remercier ñu bees ñi Fatima ay Amina Sophie Sarr bon nuyu naa ñëpp daal nuyu naa ñëpp ak Daba. waaw ñun dañoo yéex a am lii copain muy contentement na bi ma la gisee nga diriger ko ak ñi nga àndal ndax nit ki da nga koy jox li mu moom théâtre jox ko borom théâtre yi yow loo waxul théâtre da laa neexul ndax xam nga ko tey doo tiim nit di ko laaj loolu bokkul théâtre xam nga ko xam nga tey boo jàngoon football ñu def fi football nga may laaj alors que ñun nous sommes dans une émission théâtrale donc di la remercier bu baax di remercier waat structure bi ndax maa ngi lay suivre maa ngi xool ni ngay def bon big up à vous hein et puis di wax ne seen patron moom mi am initiative ba jël li yëpp investir ko ci uniquement théâtre ñun on a besoin de ça le théâtre sénégalais a besoin ñu mel na yéen donc merci à vous merci à ñi ngay liggéeyal merci à vos caméramans merci à tout le monde di leen ñaan ca kaw ca kanam. Adama Kane Adam metteur en scène de Régis Tribunal maa ngi suivre Sénégal Live des jeunes ambitieux di leen wax ca kaw ca kanam Sénégal Live ca kaw ca kanam.